salaamaaleykum mbokku internet soppi ak téléspectateurs yi taamu la TMS TV am ci mbégte di jàkkaarloo ak yéen ci émission bi di invité de la rédaction waaye itam di nuyu notre PDG le khalife général des Djinns Alaaji Thierno Moule Sow dalati leen ak jàmm ci seen émission invité de la rédaction tey nag ñu nar a waxtaanee ak li nga xamante ni mooy résultat yi conseil constitutionnel joxe ginnaaw li nga xamante ni jublu nañ ci di élection législative yi waxtaan bi duñu ci dañ ciy ànd ak Mayacine Ndiaye nekk président mouvement émergent responsable tamit APR ci Parcelles Assainies Mayacine ñu ngi lay nuyu. ñëw maa ngi lay sant bu baax suma sister di nuyu waa kër gi yëpp. di leen sant di leen gërëm ci liggéey bu rafet bi ngeen nekk di def. donc di leen féliciter aussi. di leen encourager franchement par yéen def liggéey bu rafet. donc man Mayacine Ndiaye la. donc maa ngi jógee Parcelles Assainies nekk président mouvement génération émergente comme ni nga ko waxee di responsable ci coalition Benno Bokk Yaakaar di APR aussi. ànd seeg su may am di jàmm ak su may kilifa ñu mel ni président Macky Sall maa ngi koy nuyu Amadou Ba. ak suma xarit suma mag Abbas. su may rakk yi nga xam ne damay ànd ak ñoom saa su ne léeg-léeg ñoom Ibou Diagne ut donc maa ngi nuyu ñëpp ndax moo limee damay jum buñ ci yeggee ci sant bi ngërëm bi dinaa jox ñeneen ñi seen wàll donc maa ngi leen di sant bu baax a baax. Mayacine ginnaaw décision bi nga xamante ni conseil constitutionnel génnee na ko. daal di rejeter li nga xamante ni mooy liste bu Yewwi Askan bi Benno sax seen ci yi ñu daal di koy lan nga gisee boobu décision. dafa am loo xam ne il faut que ñun sénégalais yi. en général aussi ñun ndaw ñi wala ñu ñuy tuddee ñi nga xam ne kat dañuy lire les textes. ñu gën a respecté waat mën naa ne l'ordre constitutionnel. maanaam le droit bi nga xam ne moo ñu tënk ñun ñëpp. mooy tënk doxalinu réew ak réew nu mu war a doxee. ñuy respecté li nga xam ne ñooy décision yi jógee foofu. parce que li nga wax léegi ci côté liste Yewwi Askan bi foofu laa njëkkee. seen liste nationale bi. seen liste nationale bi. avant lii di xew am na beneen erreur bi ñu defoon erreur bi njëkk a def. bu Dakar. donc indi question paritaire par rapport à leur liste ils étaient conscients pour man de ça. donc parce que ñi fa nekk ay borom xam-xam lañ ci li ma jàpp. donc bu ñu leen joxee mën naa ne la possibilité de faire leur liste. ak benn temps donné. ñoom ñu dem ci seen i militants. laaj leen seen i documents. defar liste ñëw def ci ay erreurs yoo xam ne mën naa ne élève CM2 sax mën na ko bañ a def. buñ ci defee erreur ñu may leen ñu def recours pour changer waat li nga xam ne moom moo amoon ba bi njëkk bi mooy Barth demoon na. DGE yuuxu foofu. li nga xamante ne mooy erreur. non mooy ma yeggale foofu rek. yuuxu foofu dem ba naan sax. policiers yi gars yi ñu ngi ñëw yow a ngeen woo ay renfort. c'est comme si que dañuy bëgg a taal réew mi ci loo xam ne. lu ñàkk solo la maanaam erreur boo xam ne yow personnellement xam nga ne yow ak sa groupuscule de personnes yéen a ko def. ñu may leen loolu mu jàll dem leen defariwaat seen liste. ñu dem defariwaat indiwaat beneen boo xam ne dañuy boole benn doomu aadama mu nekk ci majoritaire nekk ci fële nekk ci proportionnel. mooy bu pur. dem ba nga xam ne parce que loolu dafa am ay divergences internes au sein de Yewwi Askan bi ñoom ñoo ko bëggul wax mais dafa am ay divergences yu doy waar entre ñi nga xam ne ñoo ànd ak Khalifa Sall. ñi nga noo déggul nag ñi nga xam ne ñoo ànd ak Sonko. ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak sëñ Moustapha Sy ak ñi nga ànd ak ñoo xam ne ànd ak Bës du Ñakk donc. foofu dañoo mel ni dañoo teg benn genre gâteau ñu ne benn genre ndab ñu jéggal ma ñu ne kenn kii yow yaay tibb ñaari tibb kii benn tibb kii ñetti tibb léegi seen biir mënuñoo juboo moo waral erreur yi ñu def dem nañ ba ci tuumal ay seen i mandataires yu ñu yónni Déthié Fall tuumal diw tuumal Khalifa Sall diw tuumal keneen dem ba ñoom ñu reconnaître na ils ont fait des erreurs Sonko bind ko ci tweetam wax ko ñi ànd ak moom tam bind ko wax ko ils ont confirmé que ñoom ñoo juum waaye léegi ñoom bu ñu juumee lu tax ñu koy tuumal président Macky Sall naan daf leen bëgg a xañ ay élection Macky Sall moom damay déglu rek président Macky Sall moom mooy dem ci biir seen ñoom seen biir au sein seen groupe di leen wax ne lii ngeen war a def ak lii war a leen ko def mais Mayacine ñun erreur bi du Yewwi Askan bi kese moo fa am parce que boo demee ci coalition maa ngi ñëw suñu bos mais waaw maa ngi ñëw suñu bos xam nga wax suuf bi nga xamante ni dañu nekk si dañoo nekk di jàkkaarloog ñoo xam ne ñooñu gën a xam ñun lu ñuy wax sax amaana wala ñooñu ëpp xam-xam wala ñooñu ëpp dayoo peut-être ñun la yàlla jox la possibilité tey jii ñu toog jàkkaarloo ñoo war a débattre sur ces genres de choses d'événements quoi autant pour moi ñun waa Benno Bokk Yaakaar dafa am li xew dañoo jóge ci élection locale ñëpp ne Benno Bokk Yaakaar dee na biir Ndakaaru dee na biir Sénégal ñu dem ci parrainage
Ndakaaru kese ñun ñu am fi 500 000 et quelques parrain Ndakaaru kese la wax maanaam de Plateau à Kër Massar. ñoom mais loolu est-ce que justifié na victoire non déggul ma rek non attends dafa am wolof dafa ne cin bu naree neex bu baxee xeeñ. mais attends déggul ma rek. ku dem marché yóbbu dépense bu mat. boo ñibbisee war a mën a togg lu neex. ah mais loolu bu ñu demee ci askan wi bu doon askan wi dañoo beddi comme ñoom ni ñu ko doon waxee. dañoo beddi woon. bu ñu delluwaat ci askan bi dañuy sànni xeer mais kenn ñu pare ne bedd nañ leen ndax boo xoolee pourcentage élection locale bi yéen a ko ëppale non ñun ñoo gagné local yi waaw pourcentage bi donc kon beddi amu c'est-à-dire ñun ñoo gagné mais Ndakaaru la ñuy wax waaw Ndakaaru boobu noonu Ndakaaru xam nga Ndakaaru moom dañ ko perte waaw on l'avoue personnellement nekk na loo xam ne jàppoon naa ne man personnellement je parle à mon nom propre bettu ma woon yenn bett yi mosu leen ko gagné non sans mosuñu koy gis mais bii mënoon nañu ko gagné mais dafa am lu xew du ma dugg ci détail yooyu nag donc ñun bu ñu ñëwee delluwaat biir Ndakaaru waa Ndakaaru plus de 500 000 personnes pare nañu d'accord suñu projet pour mun ñoo jox assemblée nationale loolu c'est un plus plus boobu nag bu ñu demee yóbbu ko les sages ni ñu ne yéen kat am na loo xam ne da ngeen ko ëppal wala am na loo xam ne waroo leen ko woon def ñun ñu d'accord si ñu delluwaat def recours yónniwaat suñu mandataire muy Benoît Samb mu dem foofu dugalaat beneen liste boo xam ne kat waa conseil constitutionnel d'après li ñu génnee mujj génne ci résultat yi suñu liste proportionnelle bi ñoom nee nañ dañ koy recaler waaw parce que 43 ak 44 moom laa lay wax nag mais bu ñu ko recaler est-ce que waa léegi dañ ko recaler est-ce que dégg nga kenn ci coalition Benno Bokk Yaakaar muy wër di jooy di yuuxu naan lu warul mën a nekk on est au pouvoir et pourtant on respecte on respecte le droit moo tax déggoo kenn di ci wax naka su dul noonu parce que ñee nag nga xam ne loolu méttiwul loolu dañuy ñëw rek ñee nga xam ne ñoom ñoo def seen i erreur def seen i njuuj njaaj ci erreur bi njëkk biir Ndakaaru defaat njuuj njaaj erreur beneen ci biir au niveau national te ñoom ñu nekk ay ñeen ñoom ay kàngam lañ yow maaleykum salaamaaleykum ngay laaj réew mi te yéen jox guñ leen réew mi sax ñu leen di jox ay yëfu écolier yoo xam ne boo ko jox élève CM2 mu confectionnel la xam la mooy ñit ñi parité xamal la mooy dem ci majorité xamal la mooy jëm ci proportionnel xamal la yan nit lañ war a teglante góor ak jigéen lañ war a teglante yow nga ñëw def erreur yu rëy yooyu ba pare ñëw taxaw fi naan Macky Sall moo may xañ élection parce que 43 ak 44 on a accepté nos erreurs et pourtant le droit attends mais on est en conformité avec le droit droit bi daf ñoo nangul ne ñun ñoo def erreur waaw ñun ñu ne ko kon daf nañ erreur kat bu fekkee am nañ possibilité defaat recours pour mën a justifier loolu dañ koy jël buñ ko amul tamit on respecte le droit mais que personne ñëw taxaw fii naan damay woote pour taal réew mi pour ay lan erreur yoo xam ne yéen a ko defal seen biir nañu conscient waat ci benn chose est-ce que tamit gis nga soxna si Sénégal dafa toll ci moment boo xam ne moment bu critique la adduna bi sax laay wax parce que duma ko nier am na lu bari loo xam ne yomboon na tey ji dafa jafe kon bu ñu jugee bëgg exploiter mën naa ne la misère de certaines personnes à des fins purement politiques dafay nekk lu doy waar sur ce man damay wax askan bi jeunesse bi ak famille surtout famille ñu téye seeni doom jeunesse bi tamit ñu jéem a xam ni li fi weesu woon maa ngi jaale ñi si wàccoon ñu si ñàkk seen i bakkan seen i njaboot maa ngi leen koy jaale li fi passé mooy mars yi passé fukki ak ñeenti doomu aadama ñàkk seen bakkan ci lan ci diggante nit benn doomu aadama ak beneen doomu aadama ci loo xam ne yoonu kenn waru ci woon nekk dañu waroon bàyyi le droit tracé ñoom ñaar ñu am ci soxla opposition bi fexe def ay marche ba loolu am tey ji Ousmane Sonko bu taxawee ne damay woo 200 000 jeunes pour ñu génn pour def lan mais xam nga pour def lan waaye 200 000 personnes ñu génn def lan ñu ne ko moom moo yeggali waaw ne bu ñu neexee sax ñu dem jëlee ji Macky Sall fa mu nekk soxna si nan waxante dëgg mais réew mi da wuy ma 1960 le Sénégal jël indépendance 1960 ba 2022 ba 2022 kenn musu fee def coup d'état waaw mais kenn tamit musu koo sax xalaat est-ce que état bi tolluwuñu Mayacine dama lay bëgg nguur ak yàqamte jot ci nguur pour am ñooy xeexal tax nga naan da ngay dem fi defi coup d'état di ko préparer bu nekkoon dans un autre pays dama ne bu nekkoon dans un autre pays bu nekkoon sax am Sénégal nous sommes dans un pays tellement démocratique et tellement cool que nit ku ne mën ngaa jël sa micro wala nga jël sa téléphone taxaw wax lu la neex après dem tëdd nelaw lekk sa ci rek mais dem tëdd nelaw Sénégal dafa neex macha allah am na yeneen dëkk yoo xam ne leader opposition bi ni ñuy doxale ak ni ñuy waxee
buñ ko fa defoon maanaam buñ ne balaa ñu yegg ci bee ñu ngi si biir kaso bi. Mayacine est-ce que tamit opposition bi wax xamuñu ne pour nga mën a jàkkaarloo ak nguuru Macky Sall il faut que nga semer benn violence. nga tiital ñoom yow da ngaa d'accord ci violence. non dama ne la est-ce que opposition bi gisuñu loolu. yow yaay nga. wala boo nekkul yaay di nga doon yaay. incha allah. ñaan nga yàlla sa doom di dee ci politique. non ñaanuma ko yàlla. ñaan nga yàlla sa am di jàmm di dee ci politique. mais ñoom est-ce que du loolu lañ def. ci waaye léegi yow pour nga jàkkaarloo dama lay wax leen parce que bu fekkee da nga jàkkaarloo koo xamante ne nii bon li muy def ci suuf la koy def léegi yow bu fi tamit moo la ëpp doole. président Macky Sall ba muy nekk président avant ba muy nekk opposition dafa reeru doomu jàmm. waaw Macky Sall ko xam ne comme bokkul ak kaam ak bu Sonko yi. kon Macky Sall moo gën a set Sonko. du loolu opposition xam nga kii dafa yiw affaire bi xaw na yaatu. da nga wax la violence et l'anti-violence. problème bi mooy que ni est-ce que dañu ko boo bëggee jàkkaarloo ak ku ju nguur gi. ku doon ne seen bi foog nga semer foog nga semer le tout foog nga taal quoi d'après foog nga ñëw ba seen TMS bi nga xam ne defoo leen dara ñu ñëw sotti leen pétrole taalal leen parce que lan pour loolu moom mooy tax ñu ne opposition. ci démocratie bi nga doon wax sànq. opposition ku koy def da nga war a nekk nit ku responsable. ah bon son excellence. l'ancien président du Sénégal bi nga xam ne moom la Macky Sall doon muy Abdoulaye Wade. yàlla na fi yàgg te wér. amiin. ñaata at la def opposition. waaw bëri na ñaar fukki at ak juróom benn la nekk di xeex pour jëli nguur. ñu tëj ko ci. ba mu dem ba benn moment en 88 peut-être am na ñu ko fekkee ñu ko fekkeewul. il avait la possibilité de prendre le pouvoir. lan la ci wax je ne marcherai jamais sur des cadavres pour accéder au pouvoir. loolu mooy une opposition responsable. maanaam man du ma fexe di jël maanaam mettitu doomu aadama yi ngir am li ma bëgg. mais ñii fi nekk tey. lan la ñuy wax ay mortal combat. le combat c'est la lutte. il y aura du sang partout. mais attends dañuy wax ne dëgg. man bu ma déggee loolu. man nag damay demam yàgg ma ne man Zimbabwe laa nekk. wala Nord Kivu laa nekk wala Tchétchénie laa nekk. parce que discours yooyu musuma ko dégg ci biir politique biir Sénégal. mais Sénégal bu toll ci. il faut jamais appeler la violence. non xam nga Sénégal violence kenn ñaan. yàlla nee na kuy woo fitna de. mën nga cee bañ a mucc xam nga yow yaa ngi wax ne Sénégal bu fii bu doon beneen dëkk la tey leneen dina fi am c'est-à-dire que Sénégal dañu nekk dëkk boo xamante ne nii c'est démocratie dafi am et pourtant le président Macky Sall mi nga xamante ne moom moo jiite Union africaine CEDEAO waxoon ko wax ne li nga xamante ne ni mooy parrainage bokkul ci ak yelleefu doomu aadama pourtant il a continué parrainage bi tey tax mu supprimer Yewwi Askan bi ak yeneen coalition bàyyi leen di wax Macky Sall moo supprimer Macky Sall nekkul DGE. mais da nga may déglu waaw ñaata kan moo fi indi parrainage bi ku ko fi indi xam nga dafa am loo kan xam moo fi indi parrainage gis dafa am benn piège boo xam ne yéen ñi nga xam ne yéenee jot lay waxkat yi waroo leen koo def te waroo leen ci dugg xam nga mooy lan mooy boo leen taxawee ne Macky Sall moo def nanga Macky Sall moo def waaye attends non lu xam nga ñu on parle pas que parrainage bi kan moo ko fi teg kan moo ko appliqué yow parrainage bi moo leen may ñu gagné local yi ñoom waa Sonko lu tax est-ce que élection locale yi amul woon parrainage foo ko teg législative yi passé en 2017 parrainage amoon na wala amul woon boobu parrainage bi li tax 2019 élection présidentielle parrainage amoon na wala amul amoon na est-ce que am na sens wala amul sens bon am na sens imagine-toi 40 000 candidats non dans un pays boo xam ne ñun mënuñu sax 20 millions xaw ma 40 000 personnes taxaw ku ne ne woon dama bëgg a doon président mais s'il y avait pas de filtre du dem dans les grandes démocraties muy aux États-Unis muy en France muy dans d'autres pays biir Afrique fii bu ñuy def élection foofu ñu def segg bu ko defee bëy yi ak nag yi ak gëléem yi du ñu jaxasoo ndax yow boo yoroon sa kër ngay nekk sàmmkat maa ngi nuyu sàmmkat yi nga nekk sàmmkat doo jël benn gétt nga def ci bëy def ci nag def ci xar doo ko def kon parrainage bu amuloon man damay jékki-jékki tëb mën naa tëb sax man ne man damay nekk président bu fekkee dem naa te loolu dafa am lu sew lu ci nekk. lan la. moom mooy gis nga nous sommes dans un monde boo xam tellement dangereux ci côté ñu ngi xeex blanchiment d'argent et autres si on laissait tout le monde l'habilité de dire que je vais participer aux élections mais ñiy blanchir xaalis mën nañu ñëw ci benn candidat boo xam ne wóor na leen ni kii mënul def dara mënul am dara mais ñu jox ko xaalis blanchir xaalis boobu ci biir élection yi jëndee ko ay t-shirt jëndee ko ay flyers loué ci ay bâche loué ci ay chaises. et cet argent dañ koy blanchir en quelque sorte mu ñëwaat duggaat ci poste ki nga xam ne par exemple moom moo ko soxlawoon mu nekk un argent boo xam ne bu licite la alors que à l'origine c'était pas licite donc le parrainage ça permet au moins d'organiser
des élections, mais d'organiser aussi la société. Pour que au moins chacun a des ambitions. ñëpp kenn ku am ambition nag le peuple est là mën nga dem ci ñoom nga laaj leen li nga xam ne moom nga bëgg def présenter leen sa projet buñ ci adhéré mais ñu signer la parrainé la buñ ci adhéré wul ñu dem ci keneen mais Sénégal dafa ndaw mais ñaata parti moo fi nekk Sénégal gis nga bu fekkee parrainage amu fi woon li nga xëy jékki-jékki ñun la 20 millions d'habitants et 20 millions de partis politiques parce que Sénégal ñëpp ay sëriñ lañ ñëpp ay député lañ ñëpp ay ministre ñëpp ay coach lañ ñëpp tu vois. Donc il faut une organisation de la société, mais une organisation aussi de l'espace politique qui nous permettra au moins d'accéder à l'émergence. Conseil constitutionnel bi nga xamante ni moom moo gën a màgg ci juridiction ci réewum Sénégal tey est-ce que foog nga ni problème li nga xamante ni am na ci moom mën na ko régler. mais réglé na ko ba pare. non est-ce que parce que boo gisee ñëpp ñu ne conseil constitutionnel tëddeewul jaaxaanaay ñii ñu ngi naan que ni le fait que bu ñu rejeté liste Yewwi Askan bi Benno Bokk Yaakaar aussi ñoom seen li ñu def c'est un motif de rejet. xam nga borom caq doo xeex ak borom baat neen. ah loolu mooy lan ci la ka. bu soo gis opposant boo xam ne day taxaw ne nguur gi lépp lu mu def baax na biir Sénégal boo ko lay wax. ñun Sénégal bu ñu opposé li ñuy gën a opposé mais loolu nguur gi deful. non li ñuy gën a opposé au conseil Sénégal constitutionnel attends xam nga tey jii boo gisee ma loolu lu ci ëpp amul. tey jii président Macky Sall demam gi mu dem Russie mais ndamu Afrique la. mais ndamu Sénégal la. parce que le monde entier. les images parlent d'elles-mêmes. président Macron ba mu fa demee président Poutine ban table la ko tegal na ko table 4 mètres jàkkaarloo yow di nekkal fële c'est-à-dire ñorom bu muy ñibbi su gunge ko président Macky Sall bu mu yeggee. moom déjà Poutine moo ko invité. ci perron bi moom moo ko recevoir ci perron bi. indi ko ci biir salle bi saafonteeg moom tegal ko chaise même pas 50 centimètres loolu ça veut tout dire gis nga dafa am loo xam ne analyse booy def analyse da ngay def analyse bu global avant ngay ñëw ci loo xam ne moom ngay wër mooy lu pointu. loolu dafa am ay signes de confiance et de respect mutuel envers l'autre personne que tu vas recevoir par exemple. loolu opposition waroon nañu mën a taxaw ne lii lu rafet la. parce que guerre boo xam ne ñun mu neex ñu mu naqari ñu am na ay impact suñu dund. démb essence am na yenn station yu mu manqué. si. mburu bi nii si sans l'apport de l'État tey jii nii mburu bi waroon na gën a day yokkuwaat parce que le blé ñun on ne produit pas de blé. donc lu mel noonu président dem fa waxtaan fa war fa jógee demaat Ukraine waxtaan ak kooku ci loo xam ne tubaab bi sax ñoom ñu ngi koy jéem te mënuñu ko loolu dañ opposition bu ñu nekkoon opposition bu responsable bu patriotique dañ koy sargal. leneen li tax man la opposé Sénégal dafa métti. Sénégal rek ngay gis opposant buy taxaw ne conseil constitutionnel baaxul waaye suñu ma falee baax na. ah mais attends. xoolal ñu doon saaga Ablaye Wade ci jamono naan conseil constitutionnel baaxul. bañ leen falee dañ naan baax na. xoolal jamonoy Abdou Diouf donc le Sénégal na ma yàlla jégal. kon daal gis ngeen ni conseil constitutionnel dafa tëddee njaaxaanaay. non bien sûr. kon jàppoo ne duñu annulé suñu liste kon mais xam nga yéen liñ leen annulé boobu c'est pas grave loolu ko xam nga comme soo koy jël cas ak ñoom yow ñoom parce que ñun bu ñuy liggéey dañ naan yàlla rek moo mën a matale lépp waaye dañuy fexe ba nga xam ne duñu yàq lu bari doomu aadama moo mënul matal lépp léegi yow bu fekkee yow da ngay liggéey yow li ngay yàq moo ëpp li ngay defar lu ci waay mën kon yow jàppoo comme lu nekk 7 sages ñoom ñoo sauvé waa Benno Bokk Yaakaar. ils n'ont sauvé personne ils ont sauvé le Sénégal. lu tax nga ne ils ont sauvé le Sénégal. ah parce qu'ils sont là pour le Sénégal. ils ont sauvé le Sénégal. donc c'est les Sénégalais maintenant qui doivent se sauver en faisant quoi en faisant tout pour ne pas au moins aller à des marches violentes qui vont au moins détruire l'image de notre pays. mais aussi qui vont au moins. mais yow kan moo la wax marche bu violente la ñuy def. bu ñu amee lu ñu nakari ñoom amuñu génn droit. yàlla borom xel yi lay waxtaan te ñun jàpp nañ ne am nañ xel ku taxaw ci télé ne man damay woote 200 000 personnes. bañu ma sax ñu ne damay woote insurrection. loolu la lay wundu nañu wax ni dëgg na soxna si. mais tey. nañu wax ni dëgg il faut ñu xam ni tamit réew mi ñëpp la. mais xam nga waa Yewwi sax dinañ dem ci élection bi parce que. boo gisee 50 yi nga xamante ne nii tey ñoom ñoo war a dem représenter leen loolu xawta fulu ci askan bi nga xamante ne nii ñooy bu Sénégal. ñoom nañ génn leeral askan bi ñoom ñoo yeewee askan léegi nañ dem leeral askan bi. ah mais tey ñoom boobu. xam nga ñoom tey jii nii lu gën a responsable moom mooy ñoom dañoo waroon génn ne askan bi ñun kat publiquement. parce que bind benn tweet su ma yaay mën na ko bañ a lire su may maam mën nañ ko bañ a lire imam bi mën na ko bañ a lire parce que amul tweet.
bu doon ñoom dañuy doon loo xam ne ci askan bi dañuy liggéey da ngay génn publiquement ne man kat maa def njuumte nangam ak nangam waaye njuumte bi ma def dañu ma war a bàyyi ma bokk boobu askan bi dinañ jugé mais boo ñëwee bind benn bind dañ man def naa erreur point taxaw après ne askan bi ñëw leen ngeen génn xeex maa ngi ñaan daal askan bi ñu xoolaat seen bopp te ñu gën a teewaat seen tànk te xam fi ñuy teg seen i tànk xam fi ñuy yebal seen i doom ndax fii kenn ku ci ne boo si ñàkkee sa bakkan wala nga jëlee ci lu la métti wala ñu yàq ci sa liggéey wax dëgg yàlla rek moo xam de waaye yow dong yaa ci perte. tey Sénégal lan la ñuy xaar ban genre assemblée parce que boo gisee 13e législature bi ñu génn trafic de faux billets gis nañ ko fa gis nañ fa saagante gis nañ fa léegi te ñoom ñi nga xamante ni ñoo war a taxawal askan bi foofee nga xamante ni mooy assemblée nationale tey li nga xamante ne am na fi képp ku ñu daal di investir lan lañ lay bindal félicitation yàkkamti nga dem taxaw lu président wax nga tàcc ko te taxaw mu jaral la ngay saagante di fa am tey jii 13e législature bi fi amoon est-ce que lii ñu gis bu wanulewul ne lu raw loolu la ñu war a gisaat. xam nga da nga fi wax ay saagante ay xeex ak ay dóorante. waaw ak trafic de faux billets am na fi. ak passeport diplomate am na ci. taxawal maa ngi ñëw li nga wax ni benn par benn laa lay indil pour wax ne nous sommes pas seuls. baa xam nga pour man. te jàpp naan ñu bëri nañ ci d'accord ak man. dëkk bi gën a yaru ci àdduna bi. mooy Japon. pour man ci la ma jàpp te jàpp naa ñu bëri nañ si d'accord ak man dama dugg si YouTube nga tàppee assemblée nationale Japon nu mel sëñ bi ay dañ lay dur ay cokomaa yi loolu dañ ci dañuy xeex dañuy saaga dañuy def lépp mais ñun suñu 13e législature lii nii moo fi soog am c'est une première non assemblée nationale mais bii assemblée nationale dafa nekk lieu boo xam ne ku ci nekk da ngay indi sa xalaat par rapport ak doxalinu réew mi keneen bu ci d'accordul am na ci droit mu yuuxu la ngeen waxtaan ci mais boo leen saagante wala boo leen dóorante nag yoonu trafic de gis nga xam na dafa il faut ñu wax leen na soxna si suñu borom daf laa boole ci waajur yu baax ñu yar la fañ la war a yaree boo génnee def naka sa xandang sa yoonu waajur nekku ci ndax da ngaa majeur et vacciné xam ba sa ndeyjoor ak sa càmmoñ boo juumee wala nga def loo war ta def man jàpp naan sa waajur amu ci wàll mais je pense ndax que yar war nañ la nañu fa la war a yaree léegi nag par exemple président Macky Sall ak waa coalition Benno Bokk Yaakaar bu ñu defaree suñu liste par exemple ne diw ak diw ñooy bokk ñooy dem assemblée mais diw ak diw moom bu ñu demee assemblée te teewuluñu réew mi ni ñu ko war a teewalee mais kii ak kii la faute mais sa yaay ku ci nekk doomam yi mu yar ku ne xam na sa jikko bu kenn ku muy yabal war na xam kii fii moo war a dem xam jikko 150 personnes yow ñi fi liggéey ñëpp da nga xam seen jikko mais attends liñ la woon nga xam loolu dañu caaxaan ka dañuy wax dëgg yow ñi ngi fi liggéeyal ñëpp da nga xam ñëpp seen jikko c'est-à-dire ñoom liñ la wan loolu nga jàpp ok doo dégg ñu naan nit dafa lëndëm waaye léegi man su ma duggee yow bu ma la wane ne man damaa baax may yootu dara ba yooru ko ma wan ne beneen kanam man lu ma ci mën yow kay yaa trahi sa bopp kon daal yow gis nga ni mais ay trafic de faux billets ay trafic ay passeport diplomatique man personnellement je vais pas le cautionner parce que du lu normal parce que faluñu la pour ngay def ay yenn yi gis nga ni 13e législature mais nag nañu bàyyi justice mu def liggéeyam parce que justice mi ngi ci c'est des dossiers yoo xam ne ba léegi mi ngi ci loxo yi yoon te yoon man wóolu naa suñu yoonu dëkk xam naa ni kenn mënu leen influencer xam naa ni lépp lu ñuy def pour intérêt askan bi la parce que c'est des magistrats yoo xam dañoo jàngi fi ñu war a jàngee am expérience am xam-xam war a nekk fi nga xam ne moom moo leen ni tax ñu doxal seen liggéey donc il faut ñu jox leen tamit nit ki tamit doo ko jiital di ko fa xasal dañ wax dëgg doo jiital nit di ko fa xasal c'est pas important tey ku ñu tabbu rek inscrire nañ la ci liste bi rek ñu ngi lay wax félicitation yaa ngay commencé jubilé soxna si yow boo amoon borom kër wala boo amoon borom kër wala boo amoon tout tànk li ñuy njëkk xalaat mooy dañ naan la félicitation xam fàtte nañ coono yi nga daj mais ku mel ne yow yàkkamti nga yow xam nga des fois am na yan bu diis bu nga xam nga njiit dafa metti dogal soxna si nit day nangu dogal yàlla moo ne nguur moo ko moom te moo koy jox ku ko neex dëgg la yàlla nag bu la baddi leen da ngaa bokk ci nguur gi say am di jàmm am nañ droit ne la félicitation ndax buñ la ko waxul sa xel bu gàtte ngeen dañ ma ko iñaane Sénégal la nekk de boo ndokkalewul nit ci li mu am bu xelam gàttee mun te léegi mu ne daf ñu ko iñaane te fekk yàlla xam ne ne peut-être moom giseewul noonu donc félicitation kuñ fi fal daal man dama lay félicité suñu liste bu jàlleeg bu jàll man ñu ñu digul ci liste bi yëpp lenn daal laa xam ne muy la su ma sañoon su ma doon amoon possibilité pour dogal ci mooy liste bi dina gën a bëri ay ndaw ay jeunes parce que penc ndaw réew mi la ñu wax ndax non ndaw réew mi bokkul ak ay ndaw ñi ñuy wax
ndaw réew mi moom mooy ñi nga xam ne ay jëwriñ yónni ñoo réew mi moo leen yónni bokkul ak ba léegi dafa am na nuance quoi par rapport ak ndaw ñi may waxal man mooy jeunes yi su ma sañoon 50% liste Benno Bokk Yaakaar bi wala 70% yëpp ay jeunes la ñuy doon kazaalika ci opposition bi donc ndax jeunes yi toll nañ foo xam ne ci xam-xam toll nañ foo xam ne ci bëgg seen réew mën naa ne jamono dox na te ay jamono mel woon noonu ndaw ñi wax dëgg yàlla ñi bokk ci opposition ak ñi bokk ci pouvoir yëpp dañoo gëm Sénégal donc man loolu da daal am comme regret mais à part ça bon ñu ngi ñuy signalé waxtu bi jot na mais dama la bëggoon laaj rek ci actualité bi nga xamante ni tey ñuy jaale ñi nga xamante ni seen famille wala seen i doom dem nañ li nga xam am na fi nga xamante ne moom mooy Tiwaawan président de la République daal di fay jëlee ki nga xam moom mooy Diouf Sarr loolu naka nga ko gisee. li may njëkkee kay mooy damay jaale bu baax sunu rakk yooyu. di leen jël njaal bi nag di ko teg ci xalif général Serigne Mbaye Sy Mansour Serigne Babacar Sy Mansour moom yaakaar naa ne kenn ëpp ko naqar ci mbir mi ndax mooy kilifay dëkk ba donc di ko jaale aussi le président Macky Sall ak l'ensemble des membres du gouvernement ak l'ensemble des Sénégalais ndax nekk na loo xam ne lu doy waar la ndax xale yoo xam ne dañoo ñëw àdduna duggaguñu sax si buntu àdduna lu mel maanaam façon génn àdduna bu méttee noonu dal seen kaw maanaam laq dafa sensible maintenant ce qui reste à faire il faut que li président Macky Sall wax il faut que ñu def diagnostic interne ci côté santé bi muy ku nekk Ndakaaru ku nekk Tivaouane ku nekk Koussanar ku nekk Fongolimbi ku nekk Kabrousse il faut que au moins structure sanitaire yëpp man pour man dañ leen war a xoolaat bu baax a baax ñi koy jiite tamit ñu xoolaat leen bu ñu amee lu ñu manqué ñu dooleel leen ñi nga xam ne tamit ñoo fa nekk nañu ubbi seeni kanam ndax koo xam ne dafa ñëw di faju ci nga ñëw fas sa kanam ba mel ni mu sentir boobu mel ni ku nekk ci guerre loolu tamit yenul maana parce que métier boo koy def boo ci amee passion ku ñëw da nga koy ubbi sa bopp certes nag bon dina am ay moments yoo xam ne da ngay mel ni ko surmené parce que les médecins aussi il faut les comprendre ci benn côté ndax nga nekk benn médecin war a mën a faj yow 10 000 personnes ci benn localité alors que yow dong yaay le médecin yaa ko war a consulter yombul tamit ngay bàyyi say nelaw di séparé wu ak sa soxna par exemple mu dëkk Dakar yow nga dem dëkki Louga di officier foofu yombul daal mais nañu gën a gérer waat stress bi psychologiquement parlant et c'est des gens yoo xam ne c'est des vrais patriotes les médecins les forces de l'ordre muy les militaires ñooñu ak ñi nekk ci justice bi man pour man mooy ñett mbir yi nga xam ne moom mooy colonne vertébrale société donc ñooñu dañ leen gën a jox seen cër mais ñoom tamit nañu gën a ubbiwaat seen bopp ci askan bi ndax ça sert à rien nit di ñëw di wut ci ndimbal ci yow mu ñëw ci police bi nga sànni ko loxo wala di ko beddi suba day bëgg a fajal boppam ça sert à rien aussi nit ki bëgg a faju ñëw ci hôpital bi nga am noo mel ak moom suba day dem bëgg a faj boppam donc il faut tamit ñu gën leen jox cër mais loolu lu métti la par rapport ak nag mën naa ne lu ñu génnee le ministre Diouf Sarr ñu ñu ko éjecté ci postam boobu noonu c'est l'état qui est comme ça les hommes passent les institutions demeurent kenn moomu fi dara waaw lu fi waaye am daal te nguur jox la ko xamal ne bés mën na jot nguur jëlaat ko sa loxo président Macky Sall li mu wax ne dañu war a xoolaat li nga xam moom mooy mandat président yi africain yi est-ce que du dafa bëgg a amaat 3e mandat xam nga tooñ baaxul moom réew mi métti réew mi kenn du wax li nga xalaat parce que la question du 3e mandat pour moi n'est plus à l'ordre du jour franchement parler xam nga c'est une question boo xam ne en tant que président de la République boo ci taxawee di nangu tout le temps di ci joxe ay réponses bu yàggee dootoo liggéey imagine toi président Macky Sall premier mandat la ñu tàmbali di wax 3e mandat 2e mandat ñu bëgg a tàmbali wax 3e mandat kon gis nga daal 3e mandat Macky du ko fi teg ce n'est plus à l'ordre du jour kon baax na ce n'est plus à l'ordre du jour c'est le président de la République il sait très bien li nga xam ne moom la ko yoon may te yaakaar na ne buñ ci yeggee li ko yoon may dina ko jël loolu laa ci am lu ma ci mën a Mayacine amoon nañ contentement ak mbégte di la bàyyi nga tàggoo ak téléspectateur u TMS TV macha allah maa ngi jéggul bu wér nag bu fekkee wax naa yoo xam ne am na ñu mu heurté doomu aadama moo matadi donc nit da ngay wax li nga xalaat rek li nga xalaat mën naa baax mën naa bon nit yi mën nañ ko juger nu ne mais ñu xam ne rek que suñu jubluwaay nekkul pour yàq nekkul pour tooñ nekkul pour dut baaram qui que ce soit parce que suñu jëmm dong doy nañu ci ni ñu war a fexe ba mën a
nekk ay nit yu nite. donc chantier boobu réalisé guñu ko. donc sur ce maa ngi sant bu baax su may waajur di sant bu baax su may am di jàmm ak membre mouvement génération émergente yëpp di sant président Macky Sall di sant notre coordonnateur notre ndijaay sunu grand frère sunu lépp muy monsieur le ministre Amadou Ba ak ñëpp ñu mu nekkal biir Parcelles Assainies ak su may am di jàmm ñu Ibou Diagne ak ñoom ñëpp donc di sant bu baax di leen gërëm di leen wax macha allah et sant nañ bu baax ci li ñu ñëw ci TMS. et je vous souhaite bonne chance pour le travail énormissime bi ngeen nekk di def. donc wasalaam. jërë ngeen jëf mbokku internet ak soppi ak téléspectateurs yi ñu topp di ñu seetaan ci émission bi di invité de la rédaction amoon contentement bu baax dalal Mayacine mu accepté li nga xamante ni mooy invitation bi waaye itam di gërëm ki nga xamante ni mooy Serigne Fallou Mbacké mi ci régie bi nekk ci montage bi nekk aussi ci caméraman bi ñu leen di jox dig daje bu beneen yoon ak yeneen i invité.